Moussa ñu kon ne ci société ak politique ñi ngi woon ci Ousmane Diagne mais bu ñu rombee ci Ousmane Diagne dañuy demaat ci keneen koo xamante ni aussi mi ngi mel ni foofu aussi dañuy waxaat mbirum procureur mi goro président de la République Adama Faye mi nga xamante ni nee nañ dafa amoon en tout cas dafa doon jàppante ki nga xamante ni gorom la mën nañ ko tuddee gorom parce que du en tout cas du lu officiel mais dafa doon jàppanteek benn xale ba naroon ko duma ñu nawoon ko jàpp sax mi ngi mel ni police dafa intervenir nan histoire bi demee ak ba procureur intervenir sax ci le journal enquête lañ ko bind tey ci suba que ni Adama Faye muy rakk ci soxna njiitu réew mi dafa am benn doomam bu jigéen boo xam ne nee nañ fukki at ak juróom benn la war a am mu doon corowoo ak moroomam boo xam ne war naa toll ci fukki at ak juróom-ñett donc ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu léegi nee nañ su ma juumul samedi Adama Faye gisul xale bi mu ko doon wër bi mu koy wër nag xam nga ak téléphone yi léegi koy wër mën nga ko géolocaliser mu géolocaliser ko topp ko ba mu nekk ci benn béréb bu ñuy jaayee ay ginaar ak yu neex yooyu ba mu ko jubee xale bi jóge fa ñu ne ci taxi mu gis na ci autoroute bi la ñu dugg mu dugg ak ñoom ci autoroute bi topp taxi bi ba léegi li may nettali mooy li ko enquête bi moo ko bind enquête journal topp ak ñoom taxi bi ba dab leen bi mu leen dabee ne taximan na taxaw taximan bi bañ mu xëccoon teeg taximan ba mu taxaw mu wàcc ak benn barre de fer dóor ko ci vitre oto bi mu toj bañ na sax xaw na gaañ xale bi nga xam ne moom moo àndoon ak doomam ak taximan bi un peu léegi foofu jàppante xaw a am gendarme yi ñëw gendarme dañuy surveiller autoroute bi autoroute dañuy am ay caméras de surveillance xam na dafa xaw ci li journal bind bi gendarme yi ñëwee ñu informer également famille wu xale bu góor bi nee nañ su ma juumul yaayam mooy directrice générale bu je ne sais pas Petrosen en tout cas ci kilifay réew mi ci kilifay la bokk voilà bëgguma wax lu ma xamul léegi bi ñu leen wooyee ñu ñëw DJ yu nee na Sarr exactement merci yu Sarr léegi bi ñu jàppantee ñu jël Adama Faye moomule gendarme yi yóbbu ko bi ñu ko yóbboo arrêté ko nee nañ Adama Faye jël téléphone am woo magam bii di Mansour Faye di ministre ci gouvernement bi woo également beneen magam boo xam ne kooku siiwul trop moom xamuñu ko ci niñ xamee ñoom Adama ak ñoom Mansour léegi Mansour également est-ce que du Daouda Faye dee Faye la en tout cas Daouda Faye la imaginons que c'est Daouda donc nee nañ Mansour également woote bi mu wootee fekk na ko moom ci yoonu Ndar muy ñëw sax mais ñu waxtaan lijjanti problème bi ñu libéré Adama Faye mu ñibbi këram alors dans cette affaire là dama naan ñett a ngi ci bi ci njëkk mooy Adama Faye li ko dal man dama jàpp ne mën na dal boroom kër gu ne dëgg la parce que waajur dafa am attachement bu muy am trop ci doomam surtout bu dee xale bu jigéen que parfois même pour la protéger nga def yoo xam ne tout de suite après da nga ci am regret instinct protecteur mën na ko dal te Adama Faye préciser na ne am na ñu wax ne dafa yoroon jaasi yorul woon jaasi parce que moom nee na du nit kuy doxee jaasi quand même benn weñ la rek bu mu nekkoon ci otoom moom la ci dóor xëy na sax boo def ndànk mooy kii ni ci oto yeeg yooyu moom la ci dóor mais wax na effectivement que ni moom moo ko ci dóor donc bi ci njëkk mooy instinct protecteur boobu nga xam ne mën na dal waajur wu ne man mii mën na dal Pape Makhtar man dal oustaz bëgg a protéger sa doom ak koo xam ne xëy na wóoluwoo ko ci sa doom tax nga posé acte boo xam ne tout de suite tu as des regrets loolu mën na ci am beneen bi mooy Mansour Faye également man dama jàpp ne képp koo xam ne dañ na la sa frère mi ngi ci loxo takk der yi soo ci mënee def dara da nga ko ci mën nga tudd Mansour nga nekk ministre nga nekk leen jëm et que Mansour sax ci li daaw kii wax nu mu fa Adama Faye nee na moom tegul pression kenn mais dafa woote pour def médiation entre les deux familles pour que ñu bañ a ñu retirer ñaari plainte yi parce que ku nekk da nga porter plainte sa morom en fait. D'accord. Voilà mais donc yooyu yëpp man dama naan Pape lu ma mën a comprendre la. Absolument. Mais ce que je n'ai pas compris. mooy le rôle joué par le procureur. Voilà parce que mi ñu doon waxtaan sànq. parce que su ma jàppee li enquête bind dañ ne procureur moo teg pression les gendarmes pour ñu libérer Adama Faye. À ce niveau-là il y a problème. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que procureur mënoon na compter ci médiation wu Mansour Faye su fekkee ni ko Adama Faye waxee noonu la demee. ñaari famille retirer seeni plainte on règle ça et puis on passe à autre chose. Absolument. Mais le fait que ñu ne procureur moo ci intervenir pour ñu libérer ko libérer kan goro président de la République loolu mooy poser problème en fait loolu mooy tax cette affaire là ñu koy waxtaane mais au-delà de ça man dama naan c'est une affaire boo xam ne mën na opposer n'importe quelle famille du Sénégal c'est des choses yoo xam ne bis bu nekk nga dégg ko suñ famille yi dañ koy gérer parfois même du àgg gendarmerie ñu régler ko mu dem mais l'intervention du procureur man personnellement ça me gêne. Oustaz tey ji bu ñu ko jàppee benn père de famille bu gis doomu bu jigéen génn ci kër gi est-ce que war na doxalee noonu dem ba fekk ji oto bi nga xamante ni moom moo doon transport
transporter ñaar xale yooyu muy jël barre de fer di ko dóor ci oto bi bay gaañ chauffeur beek li nga xamante ne mooy xale boobu est-ce que tey rôle père de famille loolu la war a doon est-ce que du en amont ngay yar sa doom ba nga xamante ni yenn yi doo obligé di ko def da nga koy yar rek mu toog boo ko nuyee toogal mu toog boo ko nuyee bàyyi mu bàyyi. exactement te loolu sax moo war a am damay confirmer rek li Moustapha wax wolof dafay faral di wax ne am na ñett yoo xam ne kër yëpp ko bokk. jarul laaj ngay laaj beneen kër seen yooyu nu mu mel. muy ginaaru kër ak xale yi kër ak jigéenu kër. ñëpp ko bokk niroole kon ci cadre boobu dañuy naan benn problème la boo xam ne am na ci famille bi kilifaam ñëw def réaction ci cadre boobu ci façon mais. bu ñu ko ci doon critiquer daal fa ñu ko doon mën a critiquer ci loolu mooy ñaari mbir maanaam intervention bi boobu mu def ba kële woote jaare ko ci procureur nee na bàyyi loolu dafa xaw a mel ne ay mbir la yoo xam ne dañu wañ loxo yoon noonu lay xaw a waroon nañ ko mën a jaarale feneen à l'amiable ba nga xam ne ku nekk dem sa yoon te loolu bañ a am mais boo ko jaaralee ci procureur day mel ne kon dañuy orienté yoon pour mu jaar feneen foo xam ne war a fa woon jaar loolu en tant que nga nekk koo xam ne itam da nga jege ci ñi nga xam ne ñoo yore donkaasu gi loolu dafay poser benn question boo xam ne répondre ko mu ne ci réew moo xam ne également ñëpp ay jooy kumba am ndey kumba amul ndey gi yoon di doxee loolu boo ko defee mën na am question boo xam ne doo ko mën a répondre beneen bi mooy comme ni nga ko waxee doom jooju âge boobu mu am xaw ma 16 ans donc 16 ans la journal bi wax kooku dama yaakaar ne ci wetu yaayam la ko heure boobu waroon fekk li tax ba nekku ba loolu fekk ko ci wetu yaayam nag loolu am na dérapage boo xam ne éducation ba ca waroon ak surveillance ba ca waroon moo ca amul kon dama yaakaar ne am na éducation de base. Oustaz déglul bool bi nee na Pape Makhtar bu ko defoon ba tey jii même bu ñu retiré woon plainte mi ngi si kaso bi mën nga Pape Makhtar def loolu. mais c'est ça le problème en fait. même bu ñu retiré woon. li bool boobu di wax loolu mooy problème bi. mais c'est ça moo di ne comme ni ko Oustaz waxee. famille yëpp ko bokk. ñun ñëpp ça arrive dans nos familles. mais bien sûr. mais le problème tey moo di ne. bu ko Pape Makhtar defoon Moustapha Diop woote def médiation et tout du tee heure bi yaa ngi ci kaso bi. ah mais exemple bi gën a kii rek mooy li daloon suñu frère Pape Ndiaye. oui d'ailleurs ñaari personnes yu am problème ñu retiré plainte bi. terewul ñoom ñu ne action entre guillemets action publique bi day continuer. mais voilà c'est un bon exemple. waruñu woon dem fenn. mais bien sûr Oustaz est-ce que tey jii est-ce que tey jii femme bi nga xamante ni mooy famille ku góor ki lu ñu nekk aussi ay autorité ci réew mi est-ce que du moom moo sauvé sax xale bu góor bi pratiquement. loolu itam mën na cee bokk parce que war nañu citer ay yeneen responsabilité parce que taximan boobu dafa xaw a niiroo ci ni mu ko nettalee ku doon rawale dara parce que nee na arrêté nañ ko mu bañ taximan bi bañ xam nga taximan bañ lan moo tax ba mu bañ loolu itam benn question la boo xam ne war nañ ko kii keneen oustaz dogguma la mais taximan bi aussi am na droit bañ bien sûr xamul kan moo leen di bu fekkee ne ci biir autoroute à péage bi la si j'ai bien compris déjà amuñu benn droit di ko taxawloo ci péage bi du police du gendarmerie donc soo ko taxawloo moom aussi day ça mais c'est des choses qui arrivent quoi vraiment te encore ndax doom ja est-ce que xamoon na ne papa mu ngi ko exactement parce que ni doom ji def ba jógee foofu mu ñëw ba foofu ne doom bi jógee na fa ba dem na fële encore loolu dafa mel ne doom ji yëgoon na ne ñu ngi koy topp wala yu mel noonu muy daw noonu la xaw a nirool bu fekkente ne loolu la itam boobu beneen problème la maanaam bu boobaa sax ngaañ boobu nga xam ne xaw nañ ko laal borom taxi bi ak ku góor ka loolu itam waroon nga defee ni ku góor ki bu nekkoon doomu Moustapha Diop duñ ko jiiñ ay at détournement de mineur rek viol wala tentative de viol voilà foofu la problème bi amee nag mais tu as tellement raison que plainte Adama Faye bi détournement de mineur dañu lu leer laa la ne dafay topp xale pour détournement de mineur waaw xaw ma foo ko gisee mais man kay gisee moo ko feet mais dama xalaat ne rek gis mais looloo am te Adama Faye également expliqué na ni moom bi mu jëlee doomam li mu bëggoon njëkk a def mooy jël doomam yóbbu ko ci ay médecins ñu xool ko ba xam amul dara lu changé ci moom heureusement alhamdulilah pour moom xale bi dara jotu ko tout va très bien voilà
est-ce que ñoom ñaar ñëpp duñu ay mineurs sax keneen ki ñaata 18 ans ak 16 ans sax ay xale yu ndaw lañ mais l'oustaz wax dama ci d'accord ak moom c'est-à-dire que Sénégal surtout Dakar c'est-à-dire que Dakar suñu gone yi dañuy teel a génn trop Pape Makhtar bis bu nekk mu arrivé la da ngay dox ci mbedd mi yenn heures yi gis ay xale yu ndaw yoo xam ne nekk ci oto nekk ci yenn milieu da nga naan mais c'est pas possible lu gis ak yow xalaatoo ko sax ci âge bi lan la ñuy def fii moment bii loolu nag comme di oustaz man bon du ma dugg ci comment nit ñi gérer seen famille xaw ma ci dara mais je me dis que ni parent bu nekk war nga gën a ubbi sa gët ci yooyu xale yi man dama jàpp ne dañuy teel a génn à 16 ans parfois même beaucoup moins 15-13 ans da ngay gis ay xale ci mbedd mi ñu ànd ak ay xale yu góor def coggal goo xam ne danañ mat fukki gone yenn saa yi sax ñu yorob oto gaare fu ñuy jaay glace gaare fu ñuy defe lii gaare fu ne ñu dox fa da nga naan mais attends c'est pas possible te Moustapha am na benn tomb bu am solo maanaam suñu waajur yi ñun ni ñu yaree bu ñu naree yaree noonu suñu doom rek duñu réussir mooy li sëñ Cheikh di faral di wax rek ne niroog jamono moo gën niroog sa baay li ma bëgg a wax mooy bu njëkk ba paa yi dañ daan toog ci buntu kër yi ne mbaa ñëpp a ngi ci biir timis jot na mbaa ñëpp dugg nañu ñu ne waaw mu toog foofu ci buntu bi di wirde nga xam ne kenn génnul sécurité am na mais loolu boo ko yaree noonu tey boo yaree sa famille noonu tey day fekk kenn desul ci biir kër gi te kenn génnul ndax cak-cak yeeg kàcc-kàcc yi kàcc-kàcc yi moo lay génn lay fekk ci biir voilà ñu fekk leen ci biir wala nga fekk leen ci biti dëgg la kon yaakaar naa éducation bi léegi dafa war nekk éducation boo xam ne dafa ñaari parti yëpp ci war a bokk kii xam ne kat man li ñu ma wax ni convaincre na ma li ma sama papa ni convaincre na ma kon bu fi nekkee ak bu fi nekkul bu ma gisee ak bu ma gisul yëpp man d'accord naa ci loolu waaye léegi papa yu bari am na ñoo yeneen tur te yegguñu ko bu kii rek ñu ne ndax mu ngi fi ndax saa waaya ngi fi ndax pa almaa ngi fi waaw pa almaa ngi fi wala da ngay nekk kilifa kër ñu lay jëw ci kër gi am daa ñëpp dribble nañu la ñëpp di jaar ci sa kaw di tëral di la foowee kay heureusement ne boo demee nag ñu ne dem na Saint-Louis sore na wala tukki na jël na avion ñu ne voilà waay taal leen ataaya bi waay taal leen xam nga dernière question bi kii moo ko posé oustaz sama maam bu góor daf doon wax ne borom kër gu ne war naa fexe ba bu tukkee ay doomam di ñaan yàlla bu mu gaaw a ñëw. waaw c'est vrai Moustapha dernière question bi Abdou Mohamed Ndiaye moo ko posé bon question la wala suggestion la nee na sa monsieur Faye devrait rembourser le taximan pour son vitre de voiture. d'accord ci li ñuy relaté man ba tey dégguma plainte taximan bi alors que moom dañu détruire bien am. oui taximan bi boo deful ndànk moom mooy le grand perdant dans cette affaire là j'espère que li ko xale yi fay pour mu yóbbu leen jar na ko mais lu ci mënti am tey je crois que jërul sax plainte Adama Faye ci boppam bu demee ba toog parce que ci li ma lire ci journal bi yëpp Adama Faye reconnaître na que ni moom yoroon na nee na sax du barre de fer nee na weñ la rek moo ko dóor ci kii mu toj ci li ma lire ci journal reconnaître na ko donc à partir de là je me dis bu demee ba toog ba xelam dellu si ba mu xam ne def na lu mënoon a ñàkk même buñ ko portéwul plainte war naa wër taximan fu mu nekk mu réparer ndàmpaay ko au moins